gan gi Clédor Sène la mi ngi ak ñun ci jokkokaay bi ñu ngi lay nuyu Clédor Sène am mbégte dalal la ci matinalu Rewmi FM tey. asalaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi leen di fay. yow yaa jiite mouvement Clair Vision gindi askan wi ràññeeku lool ci xeex bu ñeel yorin wu sell ngir ressources naturelles yu Sénégal bokk na ci pétrole gaz ak yeneen yu ni mel. Transparency International daal di wax ni dana fexe ñu ubbi ay enquête ci juróom-benn réew jëm ci contrat pétrolier yu Sénégal loola lan la tekki ci yéen. waaw loolu prolongement wu dossier Petro-Tim la rek bi nga xam ne justice Sénégal daf ko nangu wut a leeral ndax li ci rakku président de la République ak président ci boppam impliqué ak seen tubaab bi ñuy wax Frank Timis bu ngeen xoolee kayitu Transparency International bi affaire u guerre lañ ci tudd corruption ci ñaari blogu pétrole muy Saint-Louis ak Kayar offshore bi nga xam ni yëkkati nañ ko ba tàyyi te du dossier boobu te gërëmuma ci Birahim Seck ak ñi mu ci àndal yëpp déposé woon Babacar Mbaye Garaaf ak ñoom ñëpp déposé woon plainte au niveau de l'OFNAC loolu la Birahim Seck continuer ba ci Transparency International bi nga xam ne partenaire la ak Forum Civil ba ñu am tey pour ñoom ñu saisir ay tribunaux ci juróom benn dëkk yu wuute pour ñu leeral mbirum Petro-Tim parce que Frank Timis roumain la australien la en même temps australo-roumain la moo tax ñu tuddi ko Australie ak Roumanie ak Singapour Malaisie ak États-Unis donc dëkk yi nga xam ne ñi ci impliqué wu yëpp ñu nga ca Sénégal rek lañ ci tëb parce que fii justice dafa joxe non-lieu pour aar rakku président ak pour tëj dossier bi mais lii da lay wan ne ala kulli aalin mbir mi dana leer fii wala ci biti parce que bitim réew dañu am ay kuréel yoo xam ne dañuy toppatoo mbirum transparence ak guerre ci wàllu ay contrat minier ak pétrolier donc ñooñu seeni société dañ leen di coter en bourse te am na loo xam ne mayuñu leen ko te dossier bi dafa bëri ay jalgati yoo xam ne dafa commencé ci président Macky Sall bi nga xam ni inspection générale d'État daf ko ne ñaari décret yi nga signé baaxul annulé ko retiré bloc yi donc loolu mooy continuer nii ba léegi président Aziz bu Mauritanie loolu lañ ko tëjee kaso ci dëkkam téye nañ ko donc lii da lay won ni ñoom ñii buñ fi jógee mbir mi dana leer à la kuliyaal. lii nag bokkul ak yeneen plainte yi nga xam ne collectif citoyen pour le recouvrement des avoirs pétroliers boo xam ne dañ ko sos pour topp ñi nga xam ne dañoo téye suñu alal jàllal ko déposé na ko au niveau des États-Unis ak Angleterre te plainte yooyu tamit ñu ngi ci am yaakaar bu baax a baax ñu ngi évoluer bu baax a baax day jékki-jékki rek ni këtt ni jon dal suñu kaw parce que lu nekk en cours la loo xam ne mu ngay dox la. parce que justice au niveau international dafay imposer wu ci état yi donc ñun loolu la ñu comprendre moo tax am na benn groupe bu ñuy wax Petro-Tim avec EAM comme équipe ñoo sos collectif citoyen pour le recouvrement des avoirs pétroliers et gaziers des avoirs miniers et pétroliers plutôt ñoo xam ne dañu déposer plainte également comme ni ko Transparency International defee te loolu yëpp nag incha allah dina aboutir ci lu yàgg dara. ci plainte Transparency lan la ñu ci mën a xaar ci cëppaandaw la lan moo mën a nekk ak yéen lan ngeen ciy séentu surtout. liñ ci njëkk a séentu mooy ñu neenal contrat bi parce que Cosmos ci boppam moom xam na ni li mu jënd baaxul commencé na jaay ay actifs am mais BP comme dafa am enjeu pour briser monopole russe ci gazu Europe bi dafa jël risque jël 60% te lépp luy lang ci actif da koy jënd mais moom it. enquête BBC bi nga xam ni dëkkam la jóg wone na ni la mu jënd baaxul parce que anam ba ñu joxee bloc yi dafa jàdd yoon parce que respecté wuñu article 8 bu code pétrolier bi parce que ñoom Frank Timis ak Aliou Sall amuñu capacité financière et technique pour am bloc yooyu foofu la jalgati bi njëkkee nekk rawatina nag ñu koy jaay ci anam boo xam ne jaay bi sax dafa jaarul yoon donc bépp li mu jënd baaxul li ñu ciy séntu mooy ñu retirer purement et simplement comme ni ko recommandation IG bi waxee contrat boobu soxna si baaxul. mënul sotti ñoom ñu ngi def seen ay travaux ñu ngi nekk en phase d'exploitation ñu ngi installer plateforme yi pour pomper gaz bi président Macky Sall dem na keroog ba mu naan day essayer ji avion Mauritanie du woon loolu. dafa signé ji woon benn contrat boo xam ni contre intérêt Sénégal la encore ci même blogu Saint-Louis ak Kayar bi nga xam ne
plateforme bi nga xam ne moo nar a nekk ci gaz bi foofu au lieu ñu koy fay ba dans 10 ans mu nekk moomeelu Sénégal comme ni ñu ko prévoir woon dañu nangu ñu koy loué ba abadan di ci fayeeku xaalis ba abadan loolu la président Macky Sall demoon signé ji nga xam ne beneen jalgati la yoo xam ne c'est contre les intérêts du Sénégal kon ala kuli alin lii moom dina leer sur le plan international te ñoom bés bu ñu fi jógee dana àgg ci nañ. alors bu weesoo pétrole ak gaz yéen a ngi wax itam lu bari ci zircon surtout yow Sénégal. ñu gis ci ay xibaar ne ñeenteelu gisement bu gën a am solo moo ko am sànq wax nga ñetteel bi la ñu sax kon mu wane ni mbir mi gën naa am solo waaye itam gën naa bari xëy na ni ko ñu bari foogee bala ñuy ñëw xëy na ci li zircon représenté tey ci wàllu enjeu loola ñu bari di ko dégg te xamuñu lu moo zircon loo ñu ci mën a wax tey ni loo xam ne it mi ngi ci suufu Sénégal. waaw zircon benn xeetu minerai la bu ñuy wax sable titanifère wala métaux lourds zircon dañ koy jëfandikoo ci wàllu industrie yu bëri ñu yore seen téléphone tactile bi écran tactile bi loolu la ñuy wax verres spéciaux zircon la parce que écran boobu moo mën a connecté wu ak ay logiciel ak yooyu bute nag seetu wala vitre bi nga xam ne wala sa kaas bi nga xam ne bu woddee sax bu tojee day tasaaroo alors que sa téléphone bu woddee mën na toj sax mais du tasaaro te mën na sax bañ a toj donc c'est un verre spécial boo xam ne moom la ñu utiliser ci ordinateurs yi ci télévision écran plat yi ci tableau de bord avion yi ci lépp loo xam ni tactile la parce que dafa digitronique maanaam sa loxo da koy impulser da koy déclencher da koy defloo ay rôle am na beneen xeetu zirconium boo xam ne zircon bu mel ni suuf bi moom la ñuy togg mu nekk ak wëñ gu weex goo xam ne dafa supporter tàngaay trop ni mu supporter tàngaay tax na parce que ba 1950 degré du taaweeku du ruy donc moom rek moo mën a dem ci lu tàng comme réacteur avion nga xam ne day tàkk sax nga xam ne wañ yi koy fixé sax dafa war a doon un métal spécial ba noppi conducteur d'électricité la tamit en même temps ngay jàllale courant comme bépp xeetu wañ nga xam ni même sa tableau de bord sax di nga ci mën a am ay paramètres de vol ci endroit bu tàng bu mel ni réacteur donc ci industrie aéronautique tamit ci wàllu fusée wàllu satellite wàllu centrale nucléaire surtout daf ci am importance parce que ñeme gi mu ñeme tàngaay li ko tàngaay dul def dara moo tax moom mooy mbar bi nga xam ne ci biiram la ñuy def uranium bi alimenté centrale kii nu mu tudd nucléaire yi nga xam ne boo amul zircon munoo démarrer benn centrale nucléaire sans zircon centrale nucléaire du tàkk. kon zircon am na solo tey ci àddina. am na solo lool industrie ak technologie de pointe yu bëri mënut a ñàkk zircon wala zirconium. parce que même xeet bi rek la. waaw donc Areva. tubaab yi ñoom ñoo ci teg loxo TISIR ak Eramet. parce que dañu joxoon permis bi australien mais ñoom ñëw nañu fexe ba bokk ci moo tax mu tudd GCO donc 25%. li Union européenne di consommer ci wàllu zircon minu jog bii lay jóge boo xam ne nekkul 4e mais 3e producteur mondial la. alors Sénégal est-ce que mi ngi gis boppam ci exploitation bi. non Sénégal gisul boppam ci exploitation bi parce que d'abord quantité yi ñuy exporté bokkul ak quantité yi ñuy déclaré parce que 2014 directeur des mines dafa ñëw ni 7000 tonnes la ñu exporté alors que ci convention bi 80 000 tonnes la ñu bind. te li ñuy exporté réellement ëpp na sax 80 000 tonnes booy xool train bi lu muy yóbbu parce que mos naa ci def reportage kooku muy benn ñaareel bi ci prix bi ay $1.50 la tonne lañ koy le kilo lañ koy jaayee parce que dañ koy jaay noonu rek sans aucune transformation léegi loolu duñ ci gis suñu bopp rawatina nag ci texte yi maanaam code minier léegi ñuy Sénégal li muy produire yëpp ci minerai ci ressource naturelle 10% rek la ci am. doxandéem bi moo am 90% bi ci des ba noppi lu fay taxe kon loolu mënuñu cee gis suñu bopp benn yoon parce que du ñu transformé dañuy baale taxe ba noppi suñu alal 10% lañ ci am kon yooyu la ñu war a seetaat maanaam suñu texte de référence yi nga xam ne moo ñuy néewal doole ci wàllu partie actionnariat bi loolu vraiment lu ñu war a dindi la ci mu gën a gaawee Sénégal. justement ndax combat la bu ngeen nar a engagé ngir booba contrat it ñu xoolaat ko wala sax ñu niinal ko. mais bien sûr combat bu ñuy war a engagé la te combat bi mu ngi njëkk a nekk au niveau de l'Assemblée nationale bi nga xam ni foofu la ñuy voté loi yi
parce que Senghor mu ngi doon jooy bi fekk parce que bu njëkk 51% la tubaab yi amoon ñun ñu am 49% parce que ñoom nee nañu dañu waroon jiite conseil d'administration moo tax ñu war a ëppale ñu nangul leen ko. mais bi ñu demee ba feeru Sénégal bi feeñ tubaab yi dañu ni léegi ñun 35% rek la ñuy am ñoom ñu am 65%. Senghor doon ko jooy naan la détérioration des termes de l'échange baat boobu moo ko génnee détérioration des termes de l'échange Abdou Diouf ñëw yóbbu ko 10% ñu bàyyi ko fi ba léegi. kon loolu au niveau de l'Assemblée nationale la ñu war a rééquilibrer les termes de l'échange ba nga xam ne Sénégal dina am au moins 50% de sa ressource loolu koom-koom buy dugg vite fait la ci gafa Sénégal plus nag maintenant ñu dugg dans la transformalisation et dans l'industrialisation wañ gu weex googu ñuy wax zirconium mais mën nañ ko togg fii ay four à métaux rek la ñuy installé respecter normes ISO yi ñi nga xam ne ñooy soxla pièces yi ñooy joxe seen norme ñu liggéey ko fi même en partenariat technique ak ñoom ñu am ci dara donc noonu la réew di suqaliko di jëriñoo ci li mu am ci alal donc loolu suñu combat lay mës a nekk te contrat yooyu yëpp danañ ko xoolaat ak effet rétroactif bés bu ñu soppee loi yi parce que Sénégal il faut mu gis boppam ci moomeelam ci li mu am. noonu la demee ci phosphate bi noonu la demee ci or bi noonu la demee ci pétrole bi gaz bi noonu la demee ci ressources yëpp te loolu colonisation bu doy waar la. boo xam ne dafa sukkandiku ci suñu ay texte de référence maanaam ci loi yi ñuy voté assemblée nationale. jërëjëf Clédor Sène amoon nañu mbégte dalal la ci matinalu tey bi waxtu wi dab nañu kon fii la ñu yemale waxtaan wi fàttali ni yow yaa jiite mouvement Claire Vision gindi askan wi waxtaan wi tam mën nañu kaa teewluwaat ci rewmi.com ak Rewmi officiel suñu chaîne ci YouTube jërëjëf Clédor Sène. jërëjëf.